Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça c'est Youssou N'Dour. juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi xarit ñu seetaan dal leen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës yoon wi dox diggante Ndakaaru ak Thiès aju ci autoroute Ila Touba des na ca mën a jaar laata ñuy màggal bu nu màggalee ba noppi ak itam ci jamonoy màggal loole dina tax taalibe yi di mën a dem ca dëkk bu sell ba te duñu am benn jafe-jafe du suñuy kàddu Abdoulaye Daouda Diallo moo ko xamle moom jëriñ bi ñu dénk lu jëm ci wàllu yoon yi nag mi ngi doon addu ci lu jëm ci liggéey boobu ci yooyu jamono beneen naataangoom di Mahammed Boun Abdallah Dionne wax na itam ci lu jëm ci autoroute boobile mu ne weeru décembre atum 2018 liggéey ba yëpp dina yemb Mahammed Boun Abdallah Dionne la mu ca teg mooy liggéey ba téeméer boo jël daanaka jege nañ juróom benn fukk ci loo xamante ni si eggal nañ ko ca liggéey ba dawalkatu camion yi fii ci réewum Sénégal fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom ci weeru novembre atum 2017 daañu banque seen yoxo ci ndax Sénégal ak li ko wër ñoom safooru camion ya nekk ca diwaanu Ndar bootu ci seen secrétaire général di Gora Khouma ànd nañ ca xeex ba bokk na ca la ñu bëgg ñu defaraat yoon wi dox diggante Tambacounda ak fi nga xamante ne si moom mooy Kidira diwaanu Thiès kaay Goulet dëkk bu ñu naan Ndufuk ca commune bu ñu naan Fandène lu jëm ci njàng ak njàngale moo fa sooxee ne ngeen ko gisee gune ya seen lim ëpp na juróom benni téeméer ca ëttub école ba la ñuy jàngee ana lu waral mbir mi ñàkk saal yoo xamante ne si ña ngi fay dugg loolu nag jàngalekat yi ñoom ñëpp daanaka dañu ko naqarlu ba fa naqarlu lu yam lu jëm itam ci politique ak jeunesse pour la démocratie ak socialisme moom nag démissionné nañ ci parti socialiste secrétaire général ba nag lam ca xamle rek mooy dee daal biir parti boobu de loolu ñu naan démocratie amu foo bokk na ca itam ne ñu Ousmane Tanor Dieng moo fa nekk di buuma ka bummi ba noppi ñu jël ay kàngami parti ba tëj leen kaso mbokk yi ponk yangoog ngeen taaxee lu ñu faram fàcce léegi-léegi. xibaaru diggu bëccëg gi nanu ko junjee lañu koy dooree ak itam lu jëm ci autoroute Ila Touba yoon wi nu xàll mu dox diggante Ndakaaru ak Thiès des na fa mën a jaar laata ñuy màggal jamonoy màggal ak bu nu màggalee ba noppi du suñuy kàddu jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon yi moom moo ko xamle Abdoulaye Daouda Diallo tukkib nemmeeku mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ca nee na loolee dina tax taalibe yi di bawoo fu ne di màggal si daanu mën a dem te duñu am benn jafe-jafe Cheikh Tidiane Dione nag moom la dénk ay kàddoom moom Abdoulaye Daouda Diallo. On est le même problème ici. Non. Parce que quand on roulait, oui. Il y avait, on entendait un problème de confort. Voilà, de confort. Voilà, le confort de conduite. Voilà, écrit. Xam ngeen màggal bi surtout li si gënoon métti mooy diggante Dakar ak Thiès suñu yàlla dimbalee loolu ñu mun ko def si autoroute bi te de toute façon xam naa dinaa si laaj ndigal président de la République mu nangul ñu ko saa ñu si fay dërëm loolu lu ñuy dimbale la maanaam surtout si wàllum sécurité mais surtout si doxalin lu dem si màggal gi.
ngook ñu des ba tey ci autoroute Ila Touba boobu yéen na nag dina dox ci weeru décembre atum 2018 maanaam liggéey ba yëpp dina noppi loolee nag ki ko xamle di Elimani jëwriñ yi Mahammed Boun Abdallah Dionne la mu wax rek mooy itam lu ëpp ca liggéey ba matale nañu ko dañuy desandi ba tey ak Cheikh Tidiane Dione. Il faudrait pas que on ait le même problème ici. Parce que quand on roulait, il y avait, on entendait un problème de confort. Voilà, de confort. Voilà, le confort de conduite, l'UNI. Et en même temps, il y avait donc un refoulement, voilà, une nuisance sonore. lii bokk ci li ñu war a moytandiku ci autoroute Ila Touba bi ñu ngi ci point kilométrage zéro fii nii ci Thiam-Bok. Premier ministre du Sénégal daal di ñëw seet si liggéey fu ñu toll. PK0. Maintenant ici. RN3 bi dañ ko ubbi du toll ci fukki kilomètres ngir mën a permettre ñi nga xam ne ñooy pèlerins yi ñu dem ci màggal Touba bi loolu tamit beneen pexe la boo xam ne nas nañ ko. National 3 est là. fii nii nag benn détail du ko bàyyi. Première question. waa léegi man su ma jógee fii di dem Thiès nan laay def su boobaa di nga am ñaari possibilité su la neexee nga jël RN3 bi daal di génnee laata nga àgg Kër Madaaru maanaam ginnaaw ENSA beneen bi mooy su fekkee da ngay dem Thiès Sindia mën nga tamit jaar beneen yoon. moom mu ngi may nopp ñi nga xam ne ñu ngi ñooy techniciens yi ci plan yi ñu ngi koy defal benn lecture détaillée kii di directeur des projets bi moo koy won waaye nag chef am di directeur bu Ageroute mu ngi koy ne mbir mi na gën a leer. Sur l'ensemble du projet, on a fait un autre projet annexe. xam nga ne projet bii moo ëmb lépp wa teewul nag am na yeneen projet annexe yoo xam ne réalisé nañ ko ngir daal di gën a mën a yombal mbir yi. Et la connexion, c'est ça que C'est ça, c'est-à-dire. biñ fa bàyyi ko daal di wutandiku saw xay fii moom mooy PK26 kii di chef de gouvernement bi moom mu ngi xamle ne téeméer boo jël daanaka yàgg nañ ci juróom benn fukk yi. entreprise bi ñu ko jox ñu ne Ibrahima Ndiaye Ageroute di nga génne mécanisme boo xam ne liggéey bi dina mën a gaaw Ibrahima waxtaan ak ñoom ak ministre am ñu comme andi ñetti chantier yuy tijjeendoo ñuy liggéeyandoo benn bi jóge Touba di ñëw bi jóge Bambey di ñëw bi jóge Thiès di leen fekk si jóge Thiès beeg nii daw nañ ci 25 kilomètres ba 26 fii mooy PK 26 bu Bambey tronçon Bambey bi 25 kilomètres pare na fa ba jëm Touba 25 boo xaymaa projet bi terrassement yi pare nañ leen daanaka 2% ci des revêtement yi li ñuulal bi téeméeri kilomètre bu nekk juróom fukk yeeg juróom-ñett pare na 58% de taux de réalisation du projet. lii di infrastructure routière bi maanaam réception bi ñu ngi ko war a def ci décembre 2018 ki xamle loolu moom mooy chef du gouvernement Mahammed Boun Abdallah Dionne moom mu ngi xamle ne liggéey bi mu ngi avancé bu baax a baax. ñu des ba tey ci yoon mi ak lu jëm ci tali bi ak dawalkatu camion yi ñoom nekk fii ci Sénégal yi ko dale fukki fan ak ñeent jàpp fukk ak juróom ci weeru novembre bi daanu banque seen yoxo ci Sénégal ak li ko wër ca Ndar géej itam noonee la dawalkatu camion yi bootoo ca seen secrétaire général muy Gora Khouma bokk na ca la ñuy ñaxtu ñu defaraat yoon bi dox diggante Tambacounda ak Kidira naka noonu ñu xoolaat permis à point yi waaye itam at yi nga xam ne des koy joxe permis ci noonu dañuy teewlu Pape Maguette Diop moo yore seeni kaddu ay kaddoom ka ñu toggal ca Ndar ak li ko wax turam di Ousseynou Diop moo ko taataan mu ànd ak Habib Seck. fas yéene nañu grève taxawal oto yi la 15 waaw bu dee point yi ñuy souligner kenn jàppale wuñ si incha allah le 15 daañu taxawal grève waaw tali ñu defaral nu tali diggante Dakar Kidira diggante Tamba Kidira ak Kidira Moussala Tamba Moussala ñu defaral nu tali yàqu na baaxul. oto yaa ngi ci dal di ci ay musiba ak lu ne dina ci fekk waaw beneen bi mooy permis en point kooku ñu ngi leen di ñaan ànduñu ci loolu pour ñu bañ ko appliquer ak 30 ans waaw parce que loolu mënoo jàng métier ba am 30 ans di soog a am permis loolu xam nga raisonnable waaw. troisième point bi ñu ngi leen di xamal ne leen assurance CEDEAO Gambie Guinée ak Gambie Guinée Bissau ak Mali waaw ñu appliquer nu ko nu parking routier waaw parce que amuñu fu ñu noppaloo camion da ngay daw ba sonn guddi amoo foo gaare da ngay droite ci àll bi ñu xotti sa base wàccee say bagage say marchandise ñu waaw bu dee ville yi dëkk ville yëpp ñu wutal nu ci parking boo xam ne camion bu ñëwee dana mën a droite waaw pare nañu daal pour ànd ak suñu secrétaire général Gora Khouma ci grève bi waaw ànd nañoo moom ci grève bi
pare nañu daal pour taxaw pour grève. Kidira googee Pape Maguette Diop junju foofee la ñuy jubali fa woto yu mag yooyee di taxaw itam gis nañu ay jafe-jafe ne ñu amuñu ndox amuñu courant amuñu itam bërëb bu nuy fajo loolee gros porteur yi nag ñaawlu ko ba fa ñaawlu yam grève um ñetti fan bi boo ngeen jàpp ko loolee itam tax na dawalkatu camion yi foofee ca diwaanu Kidira rawatina seenub garas fa lañ taxaw yëkkati fa la leen metti ci teewaayu Moussa Oumar Gueye ma ñu toogal ca Tamba ak li ko wax. ci Kidira parking gros porteur fi nga xam ni ay téeméeri camion ñoo fa nekk na benn terrain boo xam ni dañ ko xotti rek daal di teg amut lenn loo xam ni def nañ ko fa du ndox du courant du ay gaanuwaay ñi nga xam ni ñoom ñooy dawalkatu daamar yu mag yi ak seeni apprenti di fa dund jafe-jafe yu tar. da ngay chargé poids nga ñëw ci pont bascule ñun la poids bi nga yeb 10 na li nga ëppal kaay fay ko léegi boo ko fayee ba pare xaalis boobu ñu fay lan lay jariñ pour bu tali yàqoon ñu defar ko. mais lan moo tax ñu encaissé xaalis boobu ba pare téye ko bañ dafa tali. amul benn toilette bu fi nekk. suñuy papa fi nekk suñuy maga fi nekk suñuy rakka fi nekk soo gàddoo sa bidon jaar ne ñu lay seen fu ne nga fay dugg. chaque camion 1000 francs lay fay par jour saa yoo génne 1000 francs ngay fay mais xoolal loolu ñaata camion ay 200 et quelques camions di génn par jour loolu def parce que te 12 sax mënuñu ko am ay toilettes yoo xam ne fii suñu bëggee dem toilette ay oto la ñuy jël. di dem Kidira di ñëw di fay ay Jakarta. askan wi yeewoo ci Kidira di yuuxu wàllu jëmale ko ci nguur gi jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk municipalité bu Kidira ndaxte li nga xam ne seetlu nañ ko dafa nar jur musiba mbàbb kumba. ay téeméeri nit bëgg leen dëkkaloo foo xamante ni amul toilette amul dara kon ñooñu bu ñu bëggee dem def ay besoins je pense que amul feneen fu ñu koy def lu dul si biir àll bi. te loolu xam nañ ni bon loolu li mu nar a indi comme ay jàngoro si biir dëkk bi donc foog naa ni loolu moom vraiment autorité locale yi war nañ fexe tout camions yi fi taxaw danger la pour la population de Kidira parce que boo xoolee Kidira marchandise camions yi fii jaar bon ëpp na ñetti téeméer ba ñeenti téeméeri camions par jour te camions yooyu marchandise yu ñuy yóbbu am na sax ay produits yoo xamante ni ay produits toxiques la ay produits yoo xamante ni baaxuñu pour la population. donc ñun suñu problème principal mooy lan tey dañoo doon ñaan nguur gi mu utal ñu même bu dee benn yoon boo xamante de contournement pour que camions yi nga xamante ne danay yàpp ay produits toxiques ñu mun see jaar ñu bañ a daar si biir dëkk bi. ñetti fanu grève yi nga xam ne syndicat national bu administration d'état def nañ ko ci Mali nekk na ñetti fanu grève yoo xam ni gàntal boobu indil na jafe-jafe ñi nga xam ne ñooy dawalkatu camion yi nga xam ne ñoo fare ci Kidira ndaxte kat bu ñu jógee mënuñu dem mënuñu dikk lépp nag dafa tagga témbe woon ci diirug ñetti fan. Union des routiers du Sénégal ba léegi ni si fukki fan ak juróom ci weeru novembre fas nañu yéene amal benn gàntal ngir jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ñu daal leen koy sàmm. Moussa Oumar Gueye ñu wàcc ci tali bi wax ci leneen mu jëm ci wàllum politique ak jeunesse pour la démocratie et le socialisme ñoom nag tekki nañu seen ndombal tànk ca biir parti socialiste bu nu sukkandikoo ci seen secrétaire général bu JDS la mu gis mooy démocratie aw tur dong la ca biir parti socialiste waaye kenn jëfewu ko ana lan moo tax mu wax ko Ousmane Tanor Dieng may secrétaire général bala ni mooy buuma ko bumbi yamuñu ca dañoo jël ñu bokk ca parti ba di leen tëj ak def fi lu ni mel dañuy teewlu ci noonee Babacar Diop secrétaire général bu JDS ay kàddoom Papa Farañing bu rédaction bu télévision Futur Média moo ko taataan. ci wàllu démocratie ci biir parti bi dafa sooxe dañu nërmeel démocratie ci biir parti bi ndaxte li nga xam ni mooy comité central du parti nga xamante ni moo waroon a jël décision yi mag ci parti bi comité central boobu depuis 2015 parti bi nanguwu ko convoqué donc nga xawal ni parti bi dafa préféré di daje ci benn comité exécutif restreint bu ndaw boo xam ni Tanor ak ay ñooñom ñi ko wër nga xamante ni peut-être li leen bàyyi ci coalition Macky Sall bi mooy seen i petit intérêt nga xool aussi parti bi ni muy doxee nga xam ne parti bi fi mu toll nii day yóbbu prison ay propre militant nga xool li dalal ñoom Bamba ak li dal Khalifa Sall te Macky Sall mi ko def parti bi ñoom ñi ngi continuer nekk ak moom ci gouvernement te mënuñu sëqat wax Macky Sall ci situation Khalifa Sall bi nga xamante ni du dëgg du yoon Macky Sall da ko jaay doole nekkuñu ci Khalifa nekkuñ ci Ousmane Tanor ñi suñu ambition moo ëpp loolu. jafe-jafe boobu itam nekk ci parti socialiste keneen wax na ci muy professeur Souleymane Bachir Diagne la mu gis rek mooy bokk waxtaan daal lu jëm ci parti boobile lu am solo lay doon waaye itam dàq ay militant indiwut benn yoon saafara kaddu yi mi ngi ko yëkkatee ci am ndaje mu ñu dippee socialisme africain ak itam ay philosophe ki historien ñoom ñoo doon waxtaan ci lu am solo ci teewaayu Fatimata Ba ak Pape Sangone Mbaye
socialisme africain de lu ñuy waxtaanee ci ndaje mi nga xamante ne ay historien ki philosophe ñoom ñoo ko amal borom xam-xam yi ne bu ñu sukkandikoo ci ay bind Léopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah ak yeneen i borom xam-xam yu nekk fii ci Afrique mën nañu tabaxaat socialisme. mën nañu ne wàllu histoire bi mooy ñu xoolaat ña doon bind ci socialisme africain lan lañu ci namoon lan la ñu jublu woon ca ba ñuy wax socialisme africain insisté woon ci ni donte socialisme benn la. gox bu nekk da nga am noo koy déggee ak noo koy moomee ak noo koy dugalee ci sa propre réalité ak ci sa propre culture. fii ci Sénégal nag li war a am moo di xoolaat suñu doxalin bu baax a baax jëm ci wàllu socialisme bu ñu sukkandikoo ci professeur Souleymane Bachir Diagne. nga laajte waaw naka tey ak naka ëllëg socialisme lan mooy validité am encore bi nga xamee ni bi pays yi daan wax ne socialiste lañu màbb nañu te li leen tax a màbb. pays yooyu dañu toppoon yoon boo xam ne bi dafa won gannaaw socialisme ndax socialisme dafa bëgg liberté dafa ànd ak liberté donc léegi socialisme bu bees socialisme bu ñu war a tabaxaat ndax loolu mën na ne lan la war a niru ndax su boobaa ñi daan bind socialisme africain est-ce que la ñu daan bind am na rôle bu mu war a jouer. jafe-jafe yi ci parti socialiste jàngalekat bi ni ñu topp ay nit day metti ci xol yi nga gis ne parti boobu dafa fragmenté wu xaw ma léegi ñaata parti la jur mën nga presque ne moo jur pratiquement ñëpp de la naka la xalaat boobu di indiwaatee réconciliation ci ay parti yu bare mu mel na par exemple suñu amee finalité wu reconstituer benn pôle ci suñu dëkk boo xam ni dañu naan mooy le pôle de la social-démocratie est-ce que loolu mën na nekk est-ce que loolu war nañ ci jublu ma yaakaar ne war na mën a nekk war nañ ci itam jublu. benn baat ci wàllu socialisme fii ci Afrique doon na loo xamante ne dina suqali suñuy réew bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo fi daje ci loolee la ñuy waxtaanee ndax bëgg réew yooyu jëm ca kanam. Fatimata Ba ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci courant beeg wàññi gi ñu ne dañoo wàññi njëkk yi gis-gis bari na te wuute doomu Sénégal yi kenn ku ne ak na nga ko jàngatee bu ñenn ñi ne naam wàññi am na ñeneen ñi itam ne ñu warees na koo gën a wàññi ba ñu gën koo yëg ci gafaka yi Fatou Kiné Deme ak Jaafara Ba ñoo tase ak ñoom. non wàññeeku bi moom yëguñu ko moom wàññeeku bi moom yëguñu ko moom courant bi moom wax dëgg yàlla moom metti na lool. ñenn ci way jëfandiku yi di wéy ba tey di naqarlu facture courant yi ñu jàpp ne nag cher na te booy xool sax dañu ne woon daañu ko wàññi maanaam téeméer boo jël fukk ya daañu ko ci wàññi. 10% yi waxu peut-être politique la mais gars yi sentiré guñ ko ci seen facture yi foo dem dañu la facture yi dafa cher kon courant bi wàññeekuwul. xam nañ ne Senelec redressé na par rapport ak DEG bi fi ñëw nekkul actuellement nee nañu. am na ay jéego yu mu def ci sur le plan bénéfice mais loolu dañ ko war a sentiraat ci li nga xam ne mooy facture sénégalais yi parce que dafa cher. ñëpp nag bokkuñu gis-gis ndax am na ñoo xamante ne jàpp nañu ne nag wàññi gi am na. mooy 10% yi doon wax yooyu dindi nañ ko léegi yaay gis ku daan fay ay 30 quelques mille comme ki ma dendal kër léegi maintenant ay 17 000 et quelques lay fay wàññeeku na bu baax a baax. xaw na wàññeeku tuuti quoi vraiment wàññeeku na parce que changé na daal melul woon na meloon wàññeeku na waaw bu njëkkoon ay 45000 la ñu fay mais instant bi nii sooy xool xaw na wàññeeku tuuti quoi ndax carte bi instant bi nii ay 35000 la ñu fay. xëy na nag ñu ne jéego am na ak compteur yu yees yi nga xamante ne nii moom la ñu xewal dina tax nag sénégalais bi di xam bu baax a baax la muy jëfandikoo ci courant. ndaxte léegi dina la éviter ñu lay couper. dina la éviter ñu lay tardel aussi. nee nañu aussi boobu baax na am na ñuy ne vraiment baax na moo gën a économique par rapport ak compteur classique yi parce que li nga am si xaalis si nga ciy dugal pour li nga consommer loolu la lay delloo quoi. li ci nekk nag mooy waaye jëfandiku bi saa su ne daa war a fagaru ndax coupure kat mën na kaa bett waxtu wu ne. ay xam nga ñu dañoo da nga doon table toog ñu indi la facture nga dem fay moo xam cher na moo xam kiiwul da nga ko daan négocier mais woyofal bi des fois xam nga bu fekk la ci ay moment yoo xam day jékki-jékki rek nag karaj xam nga doo comprendre.
Fatou Kiné Deme ñu sant la gërëm la ñu wéyal ba tey xibaaru marax yi wax ci leneen mu aju nag ci naka la ñuy def ba yokk financement yi nga xam ne des koy dugal ci ceeb bi banaana tamaate soble ak itam lu jëm ci wàllum gerte gi ak yeneen meññeef loole nag CNCR taxaw na ci lëkkaloo ki ñoñam ñu amal ab lël bu am solo lël ba la ko soxal mooy taxaw seetlu bi ci soxlay meññeef yi ak itam naka la ñuy def ba képp ku ci dugal say koppar nga mën koo jotaat na mu gën a gaawee ci noonu dañuy teewlu Amadou Mokhtar Mbodj moom mooy secrétaire général bu CNCR ay kàddoom Mame Birame Diouf moo ko taataan ànd ci ak Diafara Ba. tànn lu mat juróom-benn filière yoo xam ne moom la wax fi nekk ñoom la liggéey maanaam muy filière gerte bi muy filière tomate industrielle muy filière riz muy filière banane muy filière oignon ak filière avicole donc filière yooyu donc CNCR mi ngi xool nan lay fexee ba jàppale leen ba ñu mën di jënd groupé di jaay aussi groupé wante nag jafe-jafe bi ñu am mooy il faut que ñu liggéey tey pour mën xam nan lañu mën a amee financement pour vraiment donc pour commercialiser. financement bi gerte bi gis nañ ci coow ak prix bi ndax baykat yi aussi bu fekkee financement ñëw na te liñ bëggee ñu jaay ko peut-être amuñ ko ndax dinañ ci génn. baykat bi gerte gi moom yaakaar naa état bi saignant d'abord fixé na prix état bi donc fekk na ko si mu ngi donc 210 francs donc le kilo. xam nañ aussi que ne campagne bi mi ngi ubbi donc le 1er décembre je pense que loolu li ñu si war a wax yëpp fi ne wax nañu ko comme ñu jàppale donc fi nekk filière yëpp fi nekk kuréel yëpp donc baykat yi sàmmkat yi nappkat yi nekk si forêt bi ñooñu ñëpp laaj nañ donc fi ne ñu jàppale leen parce que ñu dañuy liggéey pour développement Sénégal. ñu doxantu ci dëkk bu ñu naan Fandène ma nga ci diwaanu Thiès kaay foofee ab gox bu ñuy wax Ndufuk la fa xew lu doy waar ay tout tànk ñoom ñooy jàng waaye anam yi ñuy jàngee dafa doy waar ndax dañuy nekk ca ëttu école ba bokk na ca la ko waral ñàkk salle de classe yu nu dugg la ca gën a yéeme mooy limbu gune ya dafa xaw a takku ndax ñu koy xayma ci juróom-benni téeméeri gune ak fukk Cheikh Anta Diop Latir Sey dogal ñu ca diwaanu Thiès ak li ko wax doxantu nañ ca dëkk ba ñu teewlu jàngat bi. Ndufuk di dëkk bu nekk ci commune Fandène fii de bariwul l'école benn l'école rekk fi nekk lu toll ci juróom benn téeméeri xale di fi jànge te ñaari salle de classe rekk la ñu am ndongo yi bariwaay bi nag moo tax dañ leen di génn ñuy jàng ci cours bi ci naaj wu tàng wi directeur école bi sax nee na jafe-jafe yooyu tax ne xale yi bu 10 heures jotee ñu génn leen ñu ñibbi. école bi mooy école Ndufuk école élémentaire Ndufuk nekk ci commune Fandène dans le département de Thiès IEF Thiès département juróom benn téeméeri élèves mooy 600 élèves ñoo fi nekk waaye ñaari salle de classe rek a fi nekk lu naaj bi gën a tàng à 10 heures 11 heures dañu obligé libérer leen ndaxte naaj bi bu ngeen xoolee naaju sibiru la d'ailleurs élèves yi ñoom seen bopp à partir de 9 heures bu commencé kii ñoom ñooy xaw a kaas di riposter te ils ont raison dañuy obligé di leen libérer leen ñu ñibbi. jàngalekat yi élèves yi parents d'élèves yi nee nañ mbir mi de lu toll ci ñeenti at a ngi nii lii la ñuy dundee jur na njàqare bu baax a baax ci élèves yi ak sax seeni waajur. depuis 2014 ba léegi. école Ndufuk xale yi sonn nañu dañuy jàng 10 heures ñu libéré leen parce que naaj bi ak sibiru yi jàppale leen ñu te yàlla rek tax sonn nañu école Ndufuk élèves yi sonn nañu. ñoom sax ñi ngi sàkku ndimbal nag ci waa autorité académique yi ci inspection d'académie bu Thiès ak nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bopp moomeel yi ñu taxaw leen utal leen ay salle de classe yoo xamante ne daañu fa mën a jàng ndaxte lii de nee nañ mënuñ cee dëkk te sonn nañu lool. képp ku ñu mën a dimbali nga ñëw dimbali ñu. wooteb gune yaa ngoog gune yooyu sax bu nu jàngee ba am seeni lijaasa ana la ca topp li xel di daj mooy liggéey ba la rédaction bu télévision Futur Média def taxaw seetlu bi la mu fësal mooy ñu bëri dañoo yor seeni lijaasa ba noppi toog ci ndax ñàkkub liggéey bokk na ca la ko waral ne ñu bërëbu liggéeyukaay yi léeg-léeg boo fa xamut kenn doo fa mën a am ñu koy woowee loxo bu gudd ak lu ni mel du samay kàddu askan wi ñoo ko xamle pa fara ñi ngi seeti ndongo yi université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu ñu xamle mooy ak lu sa loxo gudd li gën a am solo mooy lijaasa ak xam-xam bi ci bopp bi. partout fu nekk déposé naa foofu moom. mais duñ la woo. te chaque jour ko jëfee damay wuti entreprise di déposé ci entreprise yu bëri pour ñu am stage wala emploi mais ba léegi mënuguma am loolu. seetlu bi benn la fii ci Sénégal ngir nga am fi stage faaw nga daj lu ne ngir ñu mën laa jël. ci yaakaar daal amu ci yaakaar bu fekkee dëgg la parce que comme 3 ans maa ko def ba léegi kenn woowu ma du tey laa am na yaakaar ne ñu may woo mais comme amoo pexe dinaa déposé ba xam ne yàlla dogal quoi. waaw metti na trop moom metti na trop boo amee chance moom boo déposé mën nañ la woo mais pratiquement waaw day metti. metti na trop foo ko natt weesu na ko.
trop même. façon bu bees bi ngir jël nit ñi ñu daal di liggéey décourager ndaw yu bëri ñu jàpp ne am fi loxo bu gudd moo gën am diplôme. il faut nga am bras long nga am ñu lay jàppale fii nga am benn tonton wala nga am benn tata quelque part boo xam ne di nga ko mën a contacter moom mu am ay contact ak ñooñu mën la faciliter les choses sinon day metti. gëm nañ ne maanaam ki amul diplôme sax moo gën a yomb mu am liggéey que ki nga xam ne dafa am diplôme. c'est la république des bras longs. il suffit nga am loxo bu gudd rek pour mën a àgg fépp fi nga bëgg. ndaw yi nga xam ne am nañuy diplôme te amuñu xëy nee na faaw ñu soppi lu nu mel bu ñu yaakaaree am lii di émergence. dañu war a jël nit ñi daal ku xam ne nii am nga compétence ci benn poste ñu jël la fa nga liggéey quoi mais pas que ñu xool kii mbokk la wala nijaay la wala nangam bu amul branlo daal fii Sénégal fa am fi liggéey jafe quoi. recruter jeunes yi nekk fii nii parce que bëgg nañ liggéey am nañ jom bi et tout. dëkk biñ naan émergence lañ bëgg bu fekkee noonu la ñuy doxee liñ bëgg duñ ko gaaw a am. ci jamono ji nga xam ne yenn ciy dëkk dañ lay laaj diplôme bi nga am wala xam-xam bi nga am ngir mun a am liggéey fii ci Sénégal bërëb yu bëri demee wun ni lu mel faaw nga am loxo bu gudd ngir ñu mun laa jël. Pafara ñi ngi ñu lay sant di la gërëm ñu jeexale ak lël bu am solo bu nu amaloon jagleel ko lu jëm nag ci wàllum nag jihadisme ak itam taskatu xibaar yi mu mel ne nag lël boobee lañ ci jublu rek mooy diisonte xalaat diggante taskatu xibaar ana bu ñu jotee xibaar bu aju ci jihadisme wala terrorisme naka la ñuy def ba jox ko askan wi te itam du am benn jafe-jafe loolee nag liñ ci bëgg rek mooy fexe ba xeex loolee ñu naan terrorisme te itam buñ koy xeex day fekk ñuy xàccandoo di dóorandoo Ibou Diouf Mohamed Sow Dieng ñoo fa toggoon ngir yéen. terrorisme wala ay ñaawteef yu jihadiste yi def lëmbe àdduna bi loolu la ñu faral di ko gis ci télévision yi wala ñu dégg ko ci rajo yi wala sax ñu koy fësal ci réseaux sociaux yi ba tax na ñuy laaj taxawaay journaliste yi ngir mën a xeex yooyu la ñaawteef. information yu ñuy véhiculer donc li ñu war a mën a xool nekk dañu war a mën a seet naka la ñuy mën a ñaaxee nit yi si maanaam si xam-xam pour ñu mën a xam lan mooy information bu dëggu bi bu vrai ak l'information boo xam ne bi sert à manipuler. donc séminaire bi dafay ñëw rek mottali liggéeyu journaliste bi nga xam ni moom lay def au quotidien c'est-à-dire se limiter aux faits. donner l'information la bonne information maanaam joxe xibaar bi nga xam ni moom la war a joxe comme ni ñuy wax rek bañ ci yokk bañ ci wàññi. ñu amal ci ab lël ngir waajal journaliste yi ñooñee ñi xamante ne ñooy faral di joxe xabaar yi. ñun tey chaque jour dañuy def li nga xam ne moom mooy suñuy liggéey kon suñu intérêt ak intérêt ñi nga xam ne moom mooy état bi du bokk mais ñun. rôle d'alerte lañ mën a def maanaam information bu ñuy am ci wàllum terrorisme ak li ni mel buñ ko baaxee askan wi loolu tamit autorités yi mën nañ ci jël seen matuwaay. yokk leen xam-xam ak xarañte ngir ñu mën a am taxawaay bu dëgër ci lépp lu aju ci wàllu terrorisme. dina la may lël yi parce que dina la may maanaam pexe bi ak possibilité bi pour nga mën a joyanti parce que ñi nga xam ni ñoom ñooy def séminaire bi yaakaar nañu ay experts lañu yu xarañ ci wàll bi. terroriste lépp lu ñuy def loo xam ne benn système de pensée bu ñu teg la boo xam ne tamit am cohérence sax benn cohérence te si seen côté am na benn type de pertinence qui fait que tey suñu relever le niveau d'éducation bi une éducation puissante donc du ñu am tamit dinañ xam ne que nit yi seen xel maanaam du màcc te que xelam nit ku xelam bu màcc dafay neex a nax. waa fondation Frédéric Ebert ànd ak ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu terrorisme taseeg journalistes yi li leen tax a jóg mooy sottante xalaat ngir journalistes yi mën a gën a am taxawaay bu dëgër ci lépp lu aju ci wàllu terrorisme. ma ngoog fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi Cheikh Tidiane Diawo noppi na ci xibaar yi ci français jaa ngeen jëf ci seen safo ak seen kóolute desandi leen ak suñu programme di fan